ngeen may ma tey Ousmane Khalifa dama bëgg wax ak le président Macky Sall damay dindi mbubbu président ndaxte magam laa ma wax ak moom tuuti mu dégg te yaakaar naa ne mën naa wax ak moom ndaxte li ma njort mooy ñi ko wër ñépp fi mu toll ci jamono ji ni ma ko xamee wuñ ko ndax fi ñu jaar njort naa tim ne moom it ni ma xamee ndax lu ñu yàggee ñii xaj na sax xamee wuñ ma ko ñii ma ànd te loolu laa mën a wax aussi ci présidente Aïda Mbodj tey moom it dafa absenté ñi ngi joxe ngantam ma lay wax président Macky Sall mon frère Macky Sall bureau boobu nga toog ñuy wax mooy bureau président de la République xam naa ko bu baax a baax a baax falaan daan xëy falaa daay yendu ma di la wax ne na nga moytu ñi nga xam ne ñi bu marax gi jotee ñu ñëw sa bureau sëgg sa nopp di la wax liy seddal sa xol ndaxte moom nga bëgg a dégg te du dëgg di la wax na ma ko xamee na nga moytu boo génnee bitim réew tubaab yi di lëngoog yow di la embrasser di la fóon di la gëmal ne yow la ñuy jàppale te du dëgg li am solo fa nga toog mooy sa peuple embrassé la di la xamal ne bureau boobu nga nekk yow Macky Sall mon frère ñetti feebar nga fa buñ la dalee rek xamal ne musiba jot na la feebar bi ci njëkk mooy sa nopp yi la yàlla may nga dem ba toll foo xam ne fii bëggatoo ci dégg lu may lu la neex muy benn ñaareel ba feebar la te foofu nga toog mooy boo demee ba nëngootuloo boo waxee ñu weddi la te mel na ne feebar boobu dal na la ñetteel ba et c'est très dangereux mooy boo demee ba yaakaar ne réew mi ku la song nga daan ko parce que yaa moom ñëpp yaa mën ñëpp faut faire très attention xam nañ nu mu demee Sénégal du peuple boo xam ne dañu koy noot il faut nga xam sa réew Macky Sall ni mu tëddee sénégalais peuple bi xel lañ koy yoree moo xam ne mii kaddu daf cay duy di sotti ci peuple bi muy kaddu dëgg ak kaddu pas-pas kenn mënu koo noot buur yi fi nekkoon jéem nañ mënuñoo noot le peuple sénégalais impossible boo weddee demal Kajoor nga laaj daaw Demba Damel du Kajoor ba mu ne woon kenn dootu fa lekk cere juñ siimee ndoxum xorom bëgg a tekki ndombal tànk yi ca Kocc Barma laaj ko la ko fa fekk ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di jël suñu maam yi di leen yóbbu di leen jaay mënuñu ko woon boo weddee nga laaj tubaab yi Antilles Martinique dem nañ ba ne bu leen kenn yónnee di sénégalais wala wolof parce que wolof pour ñoom moo doon sénégalais colonisateur bi ñëwoon fii Sénégal jéem na ko mënu ko Macky c'est pas possible boo weddee laajal Faidherbe ak Pinet-Laprade ba ñu songee Siin lu ñu mujjee
Ce peuple-là, on les tue, mais on ne les déshonore pas. ñi la jiitu président de la République du Sénégal jéem nañ ko mënuñu ko bul sonn boo weddee laajal Léopold Sédar Senghor mai 1968 ak la ka ca fekk boo weddee laajal président Abdou Diouf 1988 lu ko ca fekk boo weddee laajal suñu bàyyi le président Abdoulaye Wade ak ñun ñii le 23 juin lan moo ko ca fekk kon ma bëgg nga xam ne li nga bëgg di pexe di noot peuple bi et particulièrement notre coalition Yewwi Askan Wi ce n'est pas possible Macky ma bëgg nga ressaisir xam li mën a am ci réew mi ak li fi mënul am ñii danañ ci dellusiwaat bayil Déthié Fall bayil Déthié Fall da ngay sonal sa bopp wax nañ ko démb bi ñu demee seeti magam bi mu ne Déthié fañ ko tëj dañ koo defal cellule boo xam ne dafa am climatiseur mais ba mu fa nekkee ba léegi taalut climatiseur bi ñu ne ko lu tax taalu loo ko Déthié mu ne dama bëgg entraîner sama yaram ndax fu métti fa nga xam ne moom laa njort moom ngeen ma fa bëgg a jëme te ñii ñëpp noonu la ñu mel bu jaree dee danañ dee quelles que soient les calomnies d'ailleurs yi ngay dégg dans la presse et qui sont fausses vous ne pouvez pas je vous parle en tant que frère moo tax ma bëgg nga delsi sa xel Macky Sall li ngay delsee sa xel mooy nga bàyyi leen Mame Diarra ay Ahmed Aïdara les autres te suñu problème liste bii nga xam ne li ci am lépp yaa ko soke na nga ko defee ak sa conseil constitutionnel xam nga ni ngay def ba régler ko ma bëgg en tant que ton frère je parle pas au président de la République li Sénégalais yi bëgg nga def ko mooy nga taxaw solennellement wax ne doo dem candidature troisième candidature président de la République fii ci Sénégal mën nga ko ma bëgg tim lii nga xam ne mooy conseil constitutionnel ci li ma lay digal wala fi ñooy wax saafara bu naree jur jàngoro dañ koy bàyyi conseil constitutionnel boo xam ne bii jubul jàmm la jubul jàmm il faut le dissoudre parce que mostu indi benn solution ci Sénégal lu ma ay difficulté taal réew mi vous n'en avez pas besoin donc ma di la xamal ne Sénégal dëkku cosaan la te lépp li ma lay wax fii li xam ne day defar réew mag ñi dañ koo defoon ma nettali ci benn rek ci Jolof gi nga xam ne moom laa xam te Jolof mooy Sénégal vers les années 1700 fin année 1700 1800 dafa am benn buur ba Jolof bu ñu tuddee Mbaa Kompas mu reñe fa lu am fanweeri at ak lóob mu toog ba jamono benn doomu rakkam ñi koy wax Mbaa Buri Mbaari ñëw attaqué ko pour jël nguur gi ba mu ko attaqué Mbaa Kompas jàpp ko def ko prisonnier denc ko ba ci ëllëg sa mu ne ko mbabba du rey mbabba libéré naa la waane jox naa la fas wi nga dem sa yoon Mbaa Buri yéeg ci fas wi ne ko bàyyi jox nga ma ko te maa ngi lay biral ne fas wi Sanjaay laa ko tuddee mu ne ko luy Sanjaay mu ne Sanjaay bu lemootim boo ko bayee day dikkaat ca la gàddaaye dem Saalum def fay at ànd ak gàngooram ñëw songaat ko biir Jolof
mbaa compas xelam may ko mu ne nguur dëgg la am na solo mais fi ma toll jëlalatuma pour ma falu fii nekk buur deret di tuuru ci Jolof gi. Il est le premier dans l'histoire du Sénégal, à ce que je sache, moo abandonné le pouvoir pour bañ que son peuple soit massacré. mbaa boritim ca mat ga bañ ko joxee nguur gi mu ne man de sama bàyyi li nga def gis naa ko kon nag yéen ñi ma ànd ak maa ngi leen di digal di leen biral ne vengeance du fi am foyee ko amut toroxal nañ ma gàccal nañ ma génne nañu réew mi génne nañ ma réew mi mais loolu lépp nañ ko bale ngir jàmm mën a am ci Jolof gi ma di la wax yow mon frère Macky Sall waxuma nga dem léegi de mais li nga xam ne wax naa la ko léegi te yaakaar naa ne dugg na sa nopp bii boo ko defee ëllëg si biir ñii de bu yàlla defee ñu àgg au pouvoir mënuma wañ seen loxo parce que kilifa kenn du wañ loxoom mais am naa yaakaar ne su ma leen ñaanee ne bàyyi leen ma sama rakk ji mu génn réew mi ak jàmm dana am te loolu laa la yéene dama bëgg comme tous les présidents yi fi jaar nga génn par la grande porte Cheikh Tidiane Youm am na lu mu ci wax keroog nee na petite porte ngay jaar boo deful ndànk Senghor gënu la sénégalais la il est passé par la grande porte bi muy génn Abdou Diouf sa nawle la bi muy génn il est passé par la grande porte Ablaye Wade sa baay la li nga am lépp ci politique ba nga agsi fii ci moom la mënoon naa am nu mu def keroog bañ na yaa gañe mais ngorom mayu ko réew mi jaralu ko woon jaralu ko yàq réew mi jaralu ko woon ña nga fa woon xam nañ li xew il est sorti par la grande porte yow mosoon nga mois de mars xam nga li xew li ñëpp mos nga ko te république bi boo defal nak mi ngi ñëw moo plus ce sera plus grave li ma lay bëgg li souhaiter en tant que ton frère Macky Sall mooy que sa mbokk yooyu sa nawle yooyu ni ñu génnee par la grande porte yow it suba nga génn par la grande porte de ce pays loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon naa la ko wax te yaakaar naa ne na nga ko dégg li ma wax sànq nag na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax na nga déglu sa soxna bu baax xam naa li ma la wax fii nitu fin na nekku fi ay nit ñu tooñ doo nga fi nekk kii dañ koo tooñ kii dañ koo tooñ kii dañ koo tooñ man sax léegi ñu ngi may tooñ dama jiiñal lu nekk di wax ju bon ju nekk mais amul solo damay wax ne bu ma déggee lu bon ñu wax ma ko ma ne li Ousmane Sonko koy daj de ak li Khalifa Sall daj fan yi man kon nañ sotti rek amul benn solo mais la vérité finira par triompher. Voilà le message que je voudrais te lancer, mon jeune frère Macky Sall, en croyant que tu m'auras bien entendu.